ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen gërëm di nuyu Sénégalais yi ñuy déglu yëpp ci jamono ji ak ñi nga xam ne peut-être dinañu dabu plus tard parce que mënuñu ko suivre en direct. di nuyu la presse bi fi teew rawatina ñi nga xam ne ñoo bokkoon matinée bi ci banlieue bi ak ci ndox mi. di nuyu kilifa yi ci réew mi yëpp muy kilifa diine di kilifa aada di leen jox seen wàccuwaay. di am mbégte dajewaat ak Sénégalais yi pour waxtaan ndax toogoon nañu ab diir boo xam ne gën caa gàtt ñetti weer defe naa bëriñu woon kàddu. li ñu fas yéene waxtaane mooy situation réew mi. situation réew mi nag lépp xajul ci benn conférence de presse waaye ñaari yu mel ni bu amee dina am lu ci gën a fës loo xam ne mooy doon cëslaayu waxtaan wi dàqul nag leneen ak leneen mën cee xaj. li gën a fës sa xew ci jamono ji mooy mbënd mi inondation yi nga xam ne tey dellu si na ci réew mi waaye daanaka sax daf fee mësut a jóge te dinañ ci dellu si te ma ngay gàllankoor lenn ci suñuy concitoyens ndax suba si def nañu visite de terrain waaye loolu benn étape la woon rek ci li ñu fas yéene def mooy fexe ba nekk ci côté askan wi yoruñu milliards yi état yor te askan wi jox ko pour mu defaral leen waaye am nañu suñu yéene am nañu suñu gis-gis am nañu suñu xalaat ak lu tuuti lu ñu mën a bokk ak askan wi. naam duñu mën a dem fépp ndax mbir mi fi mu laal bëri na waaye nañu fexe ba suñu tànk tegu bëri ñu ñëw apporter suñu réconfort population yi ñu fay fekk. di gërëm di remercier population yi ñu fekki woon tey ci tertu bi ñu tertu donte sax ñi ngi ci ay jafe-jafe waaye def nañu li africain xam li sénégalais xam mooy ñit ñu bàyyi suñu yitte dem ba ci ñoom teeru nañ ñu ak teranga fi mu mën a yem par rapport ak seen contexte bi ñuy dund. ñuy doore di jaale ñi nga xam ne famille ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci mbir mi ndax su ma juumul ci lim wax nañ nu mu tuuti lu mat juróom benn nit yoo xam ne seen bakkan rot na ci mbënd wi ci ay accident yu am donc ñu ngi leen di jaale seeni waa kër di ñaan yàlla mu yërëm leen jéggal leen te xaare leen àjjana. ñi nga xam ne jëlee nañ ci ay gaañu ñu ngi ñaan yàlla mu fëgg seen bopp ba ñu mun a dellu seen yitte ci lu gën a gaaw. fa ñu demoon tey nag lañ fa gis jéggi na dayoo doy na waar. dafa am loo xam ne ku mu mënul tooyal sa xol rek jàpp naa ni war nañoo xoolaat ndax normal. ma jàpp nag ni ñii jiite réew mi tey te Macky Sall jiitu ci ñëpp lii dafa tooyalul seen xol dañoo ñàkk yërmande ci askan wi te dinaa ko développer li tax ma wax ko. fa ñu dem fekk nañ fa ay kër yu bëree bëri yoo xam ne tey ndox mi nangu na ko. fekk nañ fa ay nit ñoo xam ne dañuy xuus ci ndox mi bés bu ne léeg-léeg mu ñëw ba ci seen ndigg pour mun a génn seen kër dem ci boutique jënd li ñu war a soxla parce que mënuñoo génn seen kër dem feneen wala amuñu feneen. fekk nañ fa ñoo xam ne ay gaal yu ndaw mu mel ni ku nekk ci dex ay gaal yu ndaw la ay volontaire jël moom la ñuy doxee ci biir ndox mi pour mën di leen jëli di leen génneeg di leen delloo. fekk nañ fa it
ay gone yu ndaw ay tout tànk yoo xam ne ci biir ndox mi la ñuy doxee seeni soxla wala seeni soxla waaju dem ci boutique yi jëndi gaz wala jëndi ceeb wala leneen ak leneen loolu nag lu jéggi dayo la ci Sénégal gi ñu ne ci jamono ji ñu ne ci 21e siècle ñu leen di masawu ñoom ñëpp ñi nekk ñëpp ci mbënd bi ñu ngi leen di masawu di ñaan yàlla parce que léeg-léeg situation day am fu muy toll day mel ni tàllal suñu loxo moo ci des su dee ñi waroon a def te ñu fal leen pour ñu def jox leen ay moyens pour ñu def ñu annoncé xaalis bu dul jeex bu ñu ne woon ci lañ koy def su dee ñooñu defuñu situation urgence taxaw dellu tàllalaat suñu loxo ñaan yàlla mu suturaal leen jàppale leen waaye nag am nañ ci xel ñaar li waral loolu mooy ñëpp xam nañ ni nawetu ren du nawet bu ndaw te lii ma gis nii su ma dégloo rek ñi nga xam ne seen xam-xam da cee màcc te ñu yor xarale yi la ñu wax mooy ñun ñëpp war nañoo waajal yeneen taw yu ñëw dafa mel ni sax nawet gi day door ci presqu'île du Cap-Vert kon loolu dina andi njàqare tuuti ba nga xam ni dinañu am inquiétude ci li war a ñëw ëllëg te kenn sañul amul sañ-sañ taxaw tàllal loxoom ne yàlla bul taw ndax taw git ni mu mënee am ndorange noonu la amee njëriñ te jàpp naa ni njëriñ gi moo ëpp ndax dañoo soxla taw pour gàncax gi dañoo soxla taw pour mbay mi dañoo soxla taw pour jur gi kon taw njëriñ gi ala kulli xaal moo ëpp lorange bi ñuy lancer un appel nag à la solidarité nationale parce que ni ma koy waxoon fii ci salle bi ci jamono corona boo demee ba am état bu démissionné état bu tële la ca des mooy askan wi essayer jël responsabilité am loolu nag dàqantewul ak obligation bi nga xam ne ñun ñëpp am nañ ko askan wi ñii nga xam ne ñoo jiitu te ñu jiital leen ñu leen di réclamer des comptes. kon ñi ngi lancer un appel à la solidarité nationale mooy ñëpp kenn ku ne loo mën bu ko xeeb moo xam ay mbàjj yoo yor moo xam ay yére yoo yor moo xam sa 1000 francs boo ci mën a dugal ba ku ci mën a dugal ay milliards moo xam it sa doole bi nga yor gis ñuy liggéey loo xam ne luy évacuer ndox la nga dem jàpp ci bu ci kenn xeeb moromam wala moo xam it am nga place sa kër wala am nga kër goo utilisé wul soo ci mënee fat ay nit yu ko soxla te loolu bëri na ci réew mi rawatina ñi yàlla war sëgal tuuti alal muy vrai plan Orsec bi parce que jàpp naa ni nguuru Macky Sall gii bu dee am na lu bëri lu ci askan bi xaar rek doon nañ seen bopp ci yëpp Macky Sall dafa yoratul réew mi gouverner ko lépp a ko dépassé te dinaa ci ñëw di lancer appel particulièrement nag ak ñi nga xam ne suñu njaboot lañu muy les militants et les militantes de PASTEF gannaaw appel général bi nga xam ne ñëpp laa ko lancé dafa am benn pacte boo xam ne ñun moom la ñu essayé lal suñu diggante ak suñuy militants mooy ñun ñëwuñu politique pour xëccoo alalu réew mi wala pàccoo alalu réew mi dañoo ñëw ak conscience citoyenne ak patriotique mooy ñun ñoo war a defal suñu réew waaye xaaruñu lu réew mi di def pour ñun pacte boobu nag ndaw ñi topp ñu ci bu baax a baax a baax moo tax bi ñu leen woowee ci don de sang gis nañu résultat bi dafa ana banque de sang musul jot lu toll noonu ci ay poche de sang waaye loolu it moo waral bi ñu leen woowee ci vacances agricoles patriotiques defe naa tey ci biir Sénégal lu ëpp 400 hectares amul département amul région boo xam ne tey jëlu leen engagement jël ay tool tuddee ko tool Pastef di fa bay te ñun ñëpp a ngi gis image yi te dinañ ko topp ba mu sës bu soobee yàlla. noonee laa leen di woowaat tey lancer leen un appel ne leen
ce sens du sacrifice, le don de soi pour la patrie nga xam ne mooy suñu devise parti na ngeen ko wane ci mbënd mi mooy na ngeen nekk auprès des populations jàppale leen ci seen kéem kattan. mbokk yi nag bu loolu weesoo di woon suñu introduction ñu ñëw ci fullawu waxtaan gi ndax dama jàpp ni li xew démb ci guddi cinéma la woon mooy yéen ñëpp gis ngeen Macky Sall ñëw taxaw wax ay waxtaanam nee na changement climatique moo andi lii. man damay toog ba si yàgg ma ne Macky Sall dafa nawul askan wi mu jiite parce que dafa am loo xam ne boo nawee askan dafa am loo xam ne doo ko wax ndax nit ñi seen bopp yi xel moo ci nekk yuur moo ci nekk buy xalaat nit ñi seen bopp yi ndox new ci mais ñoom dañuy jàpp ni nit ñi xamuñu lu xew ci dëkk bi. ma bëgg a wax sénégalais ni loolu mu wax dafa amut li xew Sénégal responsabilité exclusive et personnelle de Macky Sall li xew fii ci Sénégal mooy li ñu tuddee mbënd mi kenn mooy responsable te bëgg naa askan wi nga xam ne tey moo ci gën a sonn mooy souffrir ëllëg Macky Sall dina sol dàllam ñëw ne daf leen di seet si annoncé na ko xaw ma ndax dina ko def ndax ñoom gannaaw bu ñu sàgganee jàpp alal réew mi di ko pasar pasare di ko séddoo ñoom ñëpp ay milliardaires lañ fi mu toll nii ci ñoo xam ne amuñu woon dara barki démb ak démb ñoom ñëpp milliardaires lañu seen géwél yi sax milliardaires lañu léegi ñoom ñëpp ci pasar pasare alal réew mi dagg ay terrain fi mu ne ni ñu ngi ci aéroport bi dinañ ci ñëw ci beneen affaire dagg ay terrain jaay pétrole jaay zircon jaay gaz jaay suuf Sénégal jaay géej gi daal ci yor seeni milliards yi milliards bu ñu seetaane nag ba musiba ñëw mu njëkk a yebal jabar ja ne ko demal moom mooy distributrice automatique de billets mooy njëkk a dem ko defee ñu ne ñëw na vraiment teranga andi na fi teranga ci lempo sénégalais yoo xam ne moo waroon defar dëkk bi bu demee nag mu nooy moom mu doog a daagu ñëw xam naa nag comme dégg naa démb xawoon naa jafe fële ci banlieue ba boo moytul gars yi dañ ko gaaw a gis mais dama bëgg a wax population sénégalaise ne bis bu solee dàllam ñëw seet si leen na ngeen jàpp ne lu leen dal moo leen ko teg moom Macky Sall il est le seul responsable incompétence am incapacité am manque d'amour pour la patrie yooyu yëpp boo ko dajalee moo andi lii ma koy faram-fàcce ci ñaari pàcc bu ci njëkk mooy dinañu joxe ay chiffres ak ay faits yu concret yu wane ni Macky Sall dafa wor askan wi te li mu diglante ñoom def ko ndax bi mbënd bi amee 2012 boobu moom ngi doog a toog yéen ñëpp dégg ngeen ko mu annoncé un programme boo xam ne mat na 750 milliards wala 767 milliards wala 745 milliards selon les différents documents waaye lu gën saa gàtt daal jege na 750 milliards ñu annoncé ko fii ñu dox tuuti yàlla def mbir mi calmé wu mu koy bàkkoo ba yóbbu ko argument campagne électorale ne ci ñeenti at laa réglé problème mbënd bi fekk boobu jamono réglé wul tous li andi woon mbir mi mooy dañoo newoon ci cycle parce que mbirum taw ay cycle la ñi nga xam ne ñu ngi seen xam-xam màcc na ci loolu xam nañ ni mbirum taw ay cycle la mun a nekk cycle 10 ans mun a nekk cycle bu gën a gàtt mun a nekk bu gën a gudd waaye ñëpp xam nañ ni taw dina am ay cycle yoo xam ne taw bu fort la bu dajaloo mu am ay cycle yoo xam ne taw bi dafay xaw a néew doole at yi ñu jóge nag cycle pluviométrie bu faible la ñu nekkoon kenn newul nag defuñu dara dama bëgg mu leer am na lu ñu jot a def te loolu am na lu mu wàññi ci mbir mi waaye lii problème bi mooy li ñu diggoon Sénégalais dañ koy def defuñu le 10e loolay problème bi ma koy firndeel ci lu leer li ñu tuddee ñoom programme décennal d'investissement prioritaire 2012-2022 ba ñu defee seen conseil des ministres en 2012 ba génne programme bi dañu waxoon ni programme bi
dañ ko war a exécuter pour inondation waxuma la jeex ci Ndakaaru waaye jeex ci Sénégal. ñu def ko ci ay pàcc yi ñett la woon bu ci njëkk mooy plan d'urgence dañu waxoon plan d'urgence 2012-2013 plan d'urgence boobu moo waroon régler problème yépp moo tax bu ñu toogaatee ba 2020 démb ci guddi Macky Sall def discours naan programme d'urgence loolu mooy lajj na 2012 nga ne plan d'urgence boobu dañu ne woon 69,6 milliards lañ ciy def 69,6 milliards ñu ne ensuite bu ñu paree plan d'urgence boobu deuxième partie bi mooy le programme à court terme 2014-2017 ñu ne boobu 339,6 milliards lañ ciy def bu ñu paree loolu nag mu am un programme à moyen et long terme nga xam ne 2 phases la 2017 2019 2022 boobu ñu ne woon dañ ciy def 336,6 milliards yooyu yëpp boo ko dajalee mu ngi lay jox 767 milliards 800 millions yi ca des nag mooy volet administratif beeg yenn yi ñu waroon yokk lii la Macky Sall diggé woon sur 10 ans 2012 2022 tey ñu ngi ci 2020 daanaka 2021 la ñu gën a jege 2022 2021 la ñu gën a jege 2020 ndax ñu ngi ci mois de septembre ana lan la ci Macky Sall réalisé parce que dañuy bëgg suñuy wax ñu teg ko ci ay faits yu leer nañ parce que sénégalais yu bëri ñu ngi naan fan la 750 milliards yi dugg il faut ñu wax leen ni 750 milliards yi génnul am na lu ci génn loolu dinañ ci wax liñ ciy wax am na lu ci génnul dinañu wax lan moo tax génnul 767 milliards yi ñu waxoon ñoom boo ko xoolee ba ci biir ñoom liñ ci génne effectivement parce que organisme yu doon réaliser programme bi du benn ONAS moo ci ëppale woon waaye am na ku ñuy wax projet am na ñeneen ñu ndawaat ñoo xam ne SONES sax amoon na ci parce que ay volet la waaye ONAS moomu ëppale ci moom parteem ci documents yi ñu jot a am ñun 285 milliards ak lu teg waroon na ko nekk waaye ONAS nee na moom ci jamono jii ñu toll c'est-à-dire après 9 ans d'exécution ONAS nee na moom 48 milliards la réalisé 48 milliards la ñu mobilisé effectivement te loolu rek la ñu xam ci li ñu mobilisé nag c'est-à-dire sur les 700 et quelques milliards pour le moment ci li ñu gëstu ak li ñu jot ci document 48 milliards yooyu la ñu am firnde ni lii nee nañu moom la ñu mobilisé exécuté ko 48 milliards ci 700 et quelques milliards c'est même pas 6% d'exécution même pas 6% d'exécution la ca des nee nañu am na 15 milliards yoo xam ne ci zone Kaolack bi mi ngi en cours ñu ngi koy essayer mobiliser ne am na 117 milliards yoo xam ne lu ñu war a uti la lu ñu war a jéggaane ji la ndax yoraguñ ko dama bëgg ñuy dégloonte bu baax diggante 765 milliards yooyu ak 48 milliards fi ñu daanu ji gannaaw 9 ans kon loolu am na problème bu rëy te noonu loolu dafa ëmb lépp luy problème mu environnement au Sénégal ndax problème environnement yi yàgg nañ koo lim problème mu bël ba Saint-Louis Ndar ma nga fa avancée de la mer mi ngi fi li nga xam ne remontée saline yi su xorom gi yéeg di nangu tool yi rawatina fu mel ni Casamance wala booru Ñombato nga xam ne nit ñi mën ci ñu béy mi ngi fi avancée désert bi mi ngi fi amu ci benn boo xam ne mun nañ la wax ba lan moo ci programme Macky Sall ak lan lañ ci def loo xam ne lu am fulla la kon li ma bëgg a wax foofu mooy Macky Sall dafa musut a jël mbirum inondation def ko fulla bañ a commencé ci 2012 mu ngi doog a toog mbir mi am ñu gaawantu fatt fii fatt fële yàlla def at yi ci tegu amul pluviométrie bu fa ca la ca raxasoo ba set moo tax suñu toogee mu jekki-jekki mel ni ku ximbaliku man su ma gisee nos amis journalistes titré Macky Sall pique une colère noire ndax damay reetaan ba bëgg a dee ban colère noire moom xam na ne defu ci xaalis xam na li ñu ci waroon def defuñu ko ci ban résultat la mën a mënul am benn résultat te président boo xam ne lu ñu wax ñu ne yéeguloon
xam naa ni gëm naa ni sax moom yëgul ni mooy président peut-être lu ñu wax ña Macky Sall yëguloon il pique une colère noire, il n'était pas informé lépp yëg na ko nag amul lu ko ump parce que amul document bu mu validé wul bu ne egsiwul ci table problème bi kay mooy li ñu war a laaj mooy li askan wi war a laaj Macky Sall mooy lan moo tax liy farata ci réew mi mu ne ko fi ñu ko ba ko fi dem topp ay mbir yoo xam ne du benn farata ci réew mi parce que 2014 bi mu commencé 2012 2014 la ko nit ñi ne a commencé par ñi koy lebal xaalis parce que ñi koy lebal xaalis wolof dafa ne ki la abali gët moo lay joxañ fooy xool ñi koy lebal xaalis ñoo koy wax fan la war a investir te ñooñu di ko lebal xaalis santé publique du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux éducation nationale du seen priorité parce que c'est pas rentable pour eux enseignement supérieur du c'est pas rentable pour eux du seen priorité assainissement du seen priorité c'est pas rentable xam nga ñooñu lan mooy seen priorité mooy tabaxal autoroute jox ko suñuy entreprise ñu lebal la suñu xaalis teg ci intérêt bu duun suñu entreprise ñëw liggéey du fay impôt andi ay employés delloo xaalis bi yëpp sama dëkk yow nga may fay ay bor ak ay intérêt xam nga lan mooy seen priorité tabaxal une ville nouvelle nga xam ne jox ñu defar centre Diamniadio jox ñu defar terrain basket jox ñu et cetera et cetera ñooñu yooyu mooy seen priorité mooy defaral ab terre boo xam ne bi mu commencé ba léegi moom ñuy bëgg a rek te loolu samay collaborateurs dinañ ci dellu si ndax terre bi newoon naa leen fii ëpp na 1500 milliards ñu ngi yokk rek barki démb dem na Paris waxul inondation waxul éducation nationale waaye nee na 17 milliards la uti woon pour terre bi ci tronçon boo xam ne fi amoon nañu financement ba noppi mu ñëwaat ne 17 milliards arnaque bi ne ci terre bi kenn xamul nu mu toll mais yooyu ñoom Bassirou Diomaye ñoom Birame Souleye ak ñoom Abbas ak yooyu dinañ ci ñëw ci beneen waxtaan ak suñu mbokk journalistes yi kon Macky Sall dafa jël ay priorité yoo xam ne du priorité sénégalais yi du priorité citoyen sénégalais bi nga xam ne moom am xëy moo ko tax a jóg moom la tal faju la tal lekk ba suur la tal jàng bu baax la tal dëkk foo xam ne du taa la tal am courant gu doy te bañ a coupé te bañ a cher am ndox gu baax gu muy naan loolu la sénégalais yi mooy seen priorité moom dafa këpp priorité yooyu parce que waa bitim réew tubaab yeeg naar yeeg turc yeeg chinois yeeg ñooñu saa su demee man gëm naa ni Macky Sall bis bu jëlee avion ne day tukki waa bitim réew dañ naan na gaaw ñëw ci man dañ naan suñu waajaa ngi ñëw su ñëwee ayob signature suñu signé rek mu signé kon loolu tey moo ñu dab tey jii mooy la ñu waroon def ci assainissement bi Macky Sall moom la suul dab Diamniadio Macky Sall moom la yóbbu ci train bi Macky Sall moom la yóbbu ci autoroute yi moom la yóbbu feneen ak feneen daal di sàggane askan bi kenn ku nekk ci sénégalais yi rawatina ñi mu war a seet si na nga xam ne la dal Macky Sall moo la ko teg incompétence am ñàkk vision am ñàkk patriotisme moo la teg li nga nekkee tamit balaa muy wax mooy musiba am na te suy wax démb dégg nañ déclaration am dafa dans sa conception des choses dafa mel ni Sénégal Ndakaaru la yem ndax il a fallu Ndakaaru am inondation mu doog génn wax te wax ja weesuwul nee na Kër Massar Sampaate Petiti Patata waaye soo demee Casamance fee ñi ngi inondé depuis mois de juin lu ëpp 200 maisons taw bi yóbbu na ko nit ñaa ngi ci biti am na quartier yoo xam ne entier foo demee fu mel ni Ziguinchor ay Budoo di ay Kandiala Kenya fu bëri dafa taa ak yeneen région yu am problème yooyu tudd leen sax mooy moom jàpp na ni tant que affaire bi ñëwul Kër Massar ñëwul truc xam naa ni su egsi woon Mermoz moom defe naa couvre-feu ak état d'urgence ay déclaré kon loolu premier élément bi mu bëggoon leeral mooy Macky Sall su ne yéegul li mu wax amut bu ñëwee naan dafa am surprise wala mu naan day piqué crise joxul ONAS joxul projet joxul kenn ku war a liggéey la war a tax nga def résultat bi mu des nag liñ ci jot a def il faut ñu wax ñu fan lañ ko dugal. commission d'enquête parlementaire mooy ci réew mu am assemblée nationale boo xam ne mag ma ko yor moom yoonam nekkatul ci dara bu ko Macky piisee sax mu daw
yoonam newul ci dara lañ ko wax loolu lay def. Assemblée nationale boo xam ne majorité bi fa nekk c'est des blanchisseurs de corruption et d'escroquerie ndax yéen ñëpp dégg ngeen seen rapport sur les 94 milliards ñoom ay mari ñu ngi ak ñoom seen mag ñu toll noonu ma ñëw taxaw di wax lu dul dëgg lu ne fang te ne nañu ay député lañu. teguñu ci sax 2 semaines waa OFNAC génne rapport ne leen li ngeen wax yëpp dara amu ci daal di réclamer des poursuites judiciaires contre ñi ma tuddoon ñëpp. boobu ba léegi dégg gis ngeen ne dañoo suulu kenn ñemeetul wax gàccee ni bu gare waaye du yem foofu parce que c'est des escrocs et des blanchisseurs d'escroquerie du yem foofu suba nag ñu waxu dëkk bi yëpp mais man maa ko wax je l'assume parce que mag mu mën a ñëw taxaw gis càcc gu leer naññ nga bind ne càcc amul fii yow sa bopp sàcc nga. kon bu kenn yaakaar gis nga sénégalais li ma bëgg mu leer seen bopp mooy tant que Macky Sall sera à la présidence de la République transparence du mu sa am ci réew mi rapport yi ñuy def yépp mu ngi ci dëgg tànkam. ana Cheikh Omarou Anne ana ki yoroon port ana nu mu tuddati groupe bi ñoom Mamour Diallo bi ana Mame Mbaye Niang ana keneen ak keneen loo xam ne du lu ñu wax nii ay rapport la rapport Cour des comptes rapport IGE ana Aliou Sall ci boppam rakk ji lépp ñu ne ko ñëpp toog ci moo tax su dara amee ñëpp génn naan waaye nous réclamons une commission d'enquête soo buggee suul problème bi defal commission d'enquête dara lañ dul enquêté dañuy dem toog fële di naan seen ataaya ba mbir mi jeex waa booy remplir rapport bi neen dara amul loolu mooy député yi fi ne kon loolu nañ ko teg fële. alors ñaareel bi nga xam ne bëgg nañ ko tudd mooy gannaaw bi mu layee moom ci nee na changement climatique bi la xam nga tubaab dafa ne gouverner c'est prévoir gouverner c'est prévoir mais koo xam ne lépp dalay bett te pourtant ci jamono jooju ay weer ci gannaaw organisme yu nekk Afrique yëpp di caytu mbirum climat ak mbirum environnement avertiroon nañ ñi nawetu ren bi dina métti boo seetee ci organisme yi wax am na lu ñuy wax centre régional Agrimet boo xam ne SILS la waa SILS ñoo ko bokk am na le centre africain pour les applications de la météorologie au développement li ñuy wax ACMAT am na lu ñuy tuddee les services météorologiques et hydrologiques SMNH yi nga xam ne pays Afrique de l'Ouest yi ak Tchad ñoo ko bokk am na les organisations des bassins avec la collaboration de l'organisation météorologique mondiale ñooñu ñëpp depuis avril 2020 la ñu génne une note de prévision saisonnière caractéristique agro-hydroclimatique de la saison des pluies pour les zones soudaniennes et sahéliennes ñoom ñëpp waxoon nañ ko ne attention ñi ngi dugg ci benn cycle boo xam ne dañuy li ñu amoon diggante 1981 ak 2010 loolu mooy dellu si waat jamono jooju ba léegi ñoom lan la ñu prévoir loolu la ñu préparé xam nga liy dëgg ba dëgg mooy amatul les moyens de sa politique c'est-à-dire si lii nga xam ne moom la ñu mobilisé gum li ko manqué pour mu egg ci les 750 milliards daanaka ëpp na 500 milliards 500 milliards Macky Sall mënatu ko am ndax leb naa leb ba ay laa fam tooy te lebi bis bu Macky Sall jógee Sénégal ba ñu auditer gestion ba génne li fi nekk yëpp man jàpp naa ni Sénégalais yi dina métti digganteem ak Sénégalais yi leb naa leb ba amul capacité fiscale bu muy mobiliser des ressources fii ci biir réew mi parce que yàq nañu administration yi doon liggéey ci wàllu mobilisation des ressources yëpp ci wàllu politique ak chasse à la sorcière kon li ma bëgg a gëm population yi xam ko mooy mbir mi du plan ORSEC du 10 milliards plan ORSEC 10 milliards lan la mën a régler da ngay jënd ceeb jox nit ñi jëndoon nañ ceeb ci corona bi soo joxee nit ñi fam bi mu nekk ñaari saaku ceeb ñu lekk ceeb ba mu jeex doo leen joxati te ñu ngi seen biir ndox nekk seen i problème loolu ay ndaxe mbaay la na Sénégal yi xam ni yooyu ñuy wër di leen distribuer ñu fagaru woon ba musiba yi bañ a am moo ëppoon solo te Macky Sall talu leen deful lim ci war a def kon ñooñu ñëpp annoncé woon ni lii dina am ANACIM ci bi nga xam ne ñun moom
moom la ñu bokk ñun di ko suivre te ñuy def suñu bulletin météo annoncé woon teel nañu annoncé ni hivernage ren bi sera un hivernage exceptionnel. Macky Sall toog palais en bon lion dormeur di nelaw ba lii am mu bëgg a xamaliku ne day wax ak nit ñi. lii mooy problème mu Sénégal nañuy wax mbir mi li am te di ko wax niñ ko war a waxee parce que wiiri wiiri bi amul njëriñ. ma ne ni lancer aussi une dernière question parce que organisation yi ma wax ñi nga xam ne ñoo annoncé woon ni nawet yi ñu jóg ñi dëgmal dina métti trop dañoo annoncé leneen loo xam ne lu mat a bàyyi xel la mooy ni am na risque bu kawe ñu am li ñuy wax invasion agricole mooy soccantal yi njéeréer yi nga xam ne ñun bi ñuy nekk xale daan nañ ko gis gëjoon na fi nag nee nañu njéeréer yi nga xam ne ñoo nekkoon booru Afrique de l'Est ak booru Kenya ñoo ngi dox di ñëw suñu boor yi te boo moytul mën nañoo yàq suñu récolte yëpp su dee ñooñu nag dañoo waxoon ni taw ren bi dina mel nii ñu gis ko buñ la annoncé lii nga war cee bàyyi xel ban matuwaay la gouvernement Macky Sall jël pour que loolu bu amee parce que démb nit nee na ma ni te spécialiste la ci nee na larve yi mooy nenu njéeréer yooyu gis nañ ko déjà dans le sud du pays nañu toogaat nag ba njéeréer ñëw ñaanuñu ko yàlla bu ñu toog nag ba kenn ne Sonko ne woon njéeréer yi dañ ñëw de dama ne ñii wax te seen wax feeñ te seen xam-xam màcc loolu dañ ne am na de fortes chances ñu am invasion acridienne ñu koy laaj Macky Sall di ko laaj gouvernement ngeen laaj leen yéen presse bu ngeen leen gisee yan matuwaay la ñu jël tey pour ñu bañ a xëmmalikuwaat naan mbir mi daf ñoo bett parce que nawet bi ni mu bonee ci réewu taax yi ba sonal ñu noonu la baaxee ci àll bi nit ñaa ngi bay mbay mi naat na mbay moom il faut ñu fexe ba mu doon njëriñu réew mi yan disposition la ñu jël pour que loolu bañ ñoo dal lii mbokk yi mooy problème mu Sénégal ak problème mu Macky Sall moo tax ñun ñu jàpp ni ci jamono jii ñu toll li mu defoon 2012 bi muy doog a egsi bi inondation amee dafa ne Sénat bi fi ne woon tas na ko noonu la ñuy exiger ci jamono jii ñu toll yi fi nekk yëpp te amuñu benn njëriñ ci réew mi wallaahi kenn mënu ma wax conseil économique et social lan lay jëriñ ci Sénégal kenn mënu ma ko wax je n'ai rien contre ñi fa ne nag man principe laay doxe waaye lan la jëriñ kan moo mus a toog ba ne lii la fi conseil économique social def loo xam ne mën naa ne njëriñ su dee assemblée nationale moo fi amul njëriñ ci nii mu foog ni mu mel actuellement lan la HCCT am ban njëriñ la am ci réew mi HCCT man musuma dox ba gis ñu ne lii la HCCT liggéey ci réew mi lu dul ay séminaire ak ay séddoo per diem ay haut conseil du dialogue social xaw ma lan yooyu yàlla fi jëriñ yooyu yëpp Macky Sall dafa war a am yërmande ci askan wi séddoo politiciens yi ñu nekkee il faut ma créer tel poste parce que war naa jox sama tel allié poste ba dara new fa nga def fa ay milliards ñuy séddoo 16 milliards ci bii 8 milliards ci bële 4 milliards ci bii ñuy séddoo yooyu yëpp da ko war a tas peuple da ko war a exiger xaalis googu ñu jël ko dem jàppale ñi nekk ci mbënd su dee nag am nañu sañ-sañ ne nag dañu war a tas ay organisation yu am ba pare waxatuñu kon ñu naan dañuy créer ay poste pour sexal ay nit ay tàndarma tey war nañu am décence ñun acteurs politiques yi ba kenn warul ñëw taxaw ne jox leen ma chef de l'opposition avec un budget ku bëgg chef de l'opposition nag pour titre bi jëlal waaye ay 2 milliards ak ay 1 milliard nangam ci turu lan séddoo googu te boobu askan waa ngi souffrir boobu xeetu politique dafa war a jeex am na ñoo xam ne jàpp nañ ni politique jouissance rek la mooy naa fexe rek ba collé ci état bi man daal sama diggante bi may xàmme ba may dee moo tax di nga gis ku dem ba mënatul dox di xëccoo ay poste bi may xàmme ba may dee moom naa nekk ci état rek ñu may jox ay poste di ma jox ay oto di ma jox ay caisse noire ay même caisse noire yi muy bu Moustapha Niasse muy bu Macky Sall muy bu Ousmane Tanor Dieng yooyu yëpp dañ ko war a jël dem verser ko pour régler problème mu ñi nga xam ne ñi ngi ci mbënd mi. ba tey nag ci cadre boobu ba léegi dama jàpp ni décence li ñuy wax décence mooy orma
warul may kenn ci réew mi mu taxaw ubbi gémmiñam naan 3e mandat 3e sax ku ko wax dañ la war a fëgg ci kaso bi. gis nga président Niger bi Mohamed Youssouf bi ay jeunes yu ne ci moom la ñu bokk bu ñu jógee naan 3e mandat dañ leen yóbbu justice te actuellement ñi nga ca kaso bi. ku ñu dénk réew juróom-ñaari at te nga ne woon juróom lay def defoo fi tous dara dul nelaw munoo andi bilan ci emploi munoo andi bilan ci santé munoo andi bilan ci éducation amul benn secteur boo mën a andi bilan nga ñëw buxum say élection am victoire technique ne jëlaat naa pour juróomi at yooyu léegi ñaari at wala romb ci waaye gis nga moo tax li olof naan sàcc ndënd yomb na waaye foo koy fëggee bi mu toogee ba léegi musiba sur musiba problème yi dul jeex kooku warul toog sax ba ci gént keroog ñu ngi ma envoyé benn vidéo benn waaye bu tëdd di nelaw di gént ba daanu ci ndox mi ndekte mi ci inondation moom su géntoon ba daanu sax ci 3e mandat dafa war a xam su yeewoo dafa war a xam ni ndekte lii gént la woon kon moom ay ñoñam sax yi dem ci plateau di wax 3e mandat dañ leen waroon fëgg rëbës parce que ay pyromane lañu au-delà de l'aspect constitutionnel ay pyromane lañu moo tax ñun ñi ngi engagé toute la population sénégalaise rawatina ndaw ñi parce que seen avenir moo nekk en jeu jusqu'à quand vous allez laisser ces prébendiers de l'État là di def lu leen neex ci A ou ci B ci nii wala ci nele 2024 Macky Sall ne sera plus président du Sénégal loolu moom na ko dugal ci boppam benn yoon 2024 il sera plus président du Sénégal mu des nag ñu war a rendre compte léeg-léeg nit ñi ñëw ay intermédiaires ak yooyu waaw il faut rassurer waa ji il faut ngeen rassurer ko bëgg na dem waaye rassurer on a personne à rassurer ku nekk tu rendras compte de tes actes personne rassuré wuñu kenn te négocier wuñu kenn tamit opposant bu yaakaar ni pouvoir da nga koy négocier ndax nga sa bopp pouvoir dañ koy foqati Abdoulaye négocier le pouvoir Macky Sall négocier le pouvoir peuple bi mooy trancher mooy décider du ay combine ak ay deal ak yooyu mooy joxe pouvoir dañuy nax seen bopp ñun li ñu gëm on est des opposants on fait face à ce régime on le botte d'or et on met en place le système qui va sortir ce pays de ce gouffre. On négocie avec personne. Du gouvernement moo ñu intéressé du gisee ak Macky Sall moo ñu intéressé seen dara intéressé wul bu dul woon corona beeg li fi xewoon maanaam moom peut-être passation de service dañuy nuyonte ndax mosuñu woon gisante kon loolu ñu leeral ko lii daal ci gàttal mooy li ñu bëggoon wax